أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصلوات الله وتسليماته الأتمان الأكملان على أحب خلق الله إليه مولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعي هديه إلى يوم الدين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. gannaaw bu ñu ñaanee yàlla subhanahu wa taala wuutuñu ci santal ñu boppam, ñaan ko mu julli ñu ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem saxaaba ak taabiina yi. ñu ngi yàggali silsila bi ñu nekkoon muy as-silsilatu fi siirati xayri nabi sallallahu alayhi wa sallam wala fi siirati nabi, muy silsila bi nga xam ne ñu ci bëgg a jàngale leen nat rek ci jaar-jaaru yonent yàlla Muhammad yoo xam ne xam gi dina jur sopp, te sopp gi dina jur topp gi mooy jur texe ëllëg. yàlla nga ko yàlla defal. ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Madina Munawwara structurisé na nag dëkk bi, signé ay résolution, signé ay pacte, def construire une mosquée, ba pare fa lillahi alhamdu wa shukru former des jumelages. waaye ñi nga xam ne jumelé na leen ci diggante muhajirina ak ansar dañoo jekki benn couche sociale ñëw boo xam ne taxul ñu am solo ci wàllu wërsëg jóge ci fu ne ngir tuub si. yonent bi bëggu leen héberger ci këru jullit yi, muy doon gaañ ci ñoom, waaye itam amul fu mu leen teg. ca la defarlu nag benn mbaar ci jàkk ji boo xam ne dafa génne tuuti. boo génnee jàkk ji rek am na léeg-léeg loolu mooy aaday jàkk yi sax ba tey, jàkk joolaa dugg di nga gis mbaar muñ ko mbaaral léegi def kuule ko ba nga xam ne ki bëgg a féexlu sax mën na yem foofu, du jar muy dugg ci jàkk ji. loolu nag sunna la woon. moom jàkkam noonu la meloon, dañ koo mbaaraloon def ko ay pied, def ci ceru tàndarma nga xam ne yooyu maanaam tabax bi yeggu fa. loolu noonu moom la def ko nag waa masakin, ñi nga xam ne amuñu fu ñu dal ci ñëw nañ ci dëkk bi ngir bëgg yàlla, ñooñu la yonent bi dalal ci mbaar moomu nag fa la ñuy yendu ba julli jot ñu dem dugg julli génnaat. kuy tëdd itam fa ngay tëdd. bu lekk nag jotee yonent bi day wax ne jullit yi lu waay man nga defal leen ko. ñooñu luñ tuddee waa daara ji. système bu ne nag day am système u daara ji. moo tax ñi bëgg génne yalwaan ci adduna bi ak ci daaray alquran yi dañuy juum, parce que ñii nii ñoo doon waa daara ji. ku am loo lekk ba mu des nga yónnee leen ko, ndax ñoom jëmuñu fenn. ñi nga xam ne kenn hébergé wu leen, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen yóbbu ci këram, lu fa am ñu barkeeloo ko. nit ñi itam ëpp nañoo xeeb, ndax ñoom yonent bi comme génnul demul fenn, mu ngi ci jàkk ji, mu ngi ci kër gi. ñii ñu ngi ak moom en permanence. commerçant yi ñoom dañuy xëy liggéey ji, ñenn ñi xëy dem ca marché ba. kon dina jaadu am ku yendoog yonent bi ba bu fi aaya wàccee ci diggante bi wala xadis bu mat a jotale, boo defee ñooñu di ko dégg ñoom ñoo koy jotale. ñooñu nag ku siiw dajee bokkoon ku yox Abu Hurayrata, donte moom 6 ans après la ñëw, waaye Abu Hurayrata kaana min ahli suffa. ñooñu lañ tuddoon ahlu suffa, muy waa daara ji. téere yi nee nañ matoon nañu 400 personnes. ñeenti téeméeri nit yoo xam ne presque ci jàkk ji lañ dëkk. bu ñu xëyee duñu am luñ dëkkee,
duñu am lu ñu añee duñu am lu ñu reeree mais yàlla jaral leen ko moo tax yàlla bi muy digle ne nañ joxe sarax dafa ne lil fuqaraa alladina uxsiru fi sabilillahi la yastaticuuna darban fi l ardi yaxsibuhum aljaahilu agniyaa min attaafuf taarifuhum bi siimaahum yàlla nee na boo leen di joxe azaka wala ngeen di saraxe jox leen ko lil fuqaraa yi ci ñi aajowoo ñi nga xam ne uxsiru dañoo takk seen bopp fi sabilillahi bi nit ñuy wuti ji liggéey wala leneen ñoom dañ toog ci daara ji ngir jàng diine maîtriser ko jotal ko nit ñi la yastati'una darban fil ardi mënuñoo def ay voyage pour def commerce ngir rek yàlla taxaw diine ji loolu nag du mën a ñàkk moo tax fekk suñ daara buy jàngale ngaankaan dugal liggéey ji loolu ku ñàkk jom rek koy def parce que ñii ñoo tax yàlla alagul àdduna sëriñ daara yi di jàngale ak ñi amee internat yi ak yu mel noonu ñooñu ñoo tax yàlla alagagul àdduna bi ba tey fekk nga fenn professeur buy jàngale université nga nankaan bàyyi liggéeyoo dama uti liggéey wala lu tax ñu yeb sëñ daara bi ba nekk da nga war a uti liggéey parce que li ngay def ni du liggéey xam nga loolu fa la yabaate yam ñooñu ñooy fuqaraa yi nga xam ne nii yubsiru fi sabilillah nga naan nag kenn warula yalwaaneel yow dëkk yi yow xam nga dëkk bu dul yalwaan léeg-léeg nga jekki-jekki ñu naan ay relation bilatérale bilatérale yi yëpp mooy dëkk sàngam amul doole day dem ci dëkk sàngam pour yalwaan fa lu mu dunde nga ne nag loolu valable ni ci dëkk yi mais bu ko kenn indi ci yàlla daara daal bu fi kenn yalwaan dafa xaraam yooyu dafay dindi dignité nit waaye yow li nga nekkee lan la am na sax bu gën a xaram boobu mooy ki ñu dénk alalu réew bi nga nekk tungaañ lekk yow kii yalwaana la tane wala xam nga kooku moo ko tane yonent bi dalal ahlu suufa foofu moo tax ku fekk ci daara ji muy jàngale wala muy jàng ci daara ji nga xam dama liggéey ji yaa ngi mel ni koy wax ak ahlu suufa te ahlu suufa ñu ngi woon ci kër gi yonent bi di leen gis ñeenti téeméeri nit te neew leen dug leen dem liggéey yow kay boo amee loo joxe ko dafa fekk nag dafa am ñoo xam ne niñ bañee ñàkk noonu lañ bañee ku leen di laaj moo tax ku ñu xam ngay laaj rek dañuy jëpp yow ak lu tax ngay laaj nag lu mu mën a doon yàlla nee na boo leen di dimbalee ci boo leen di joxe sarax boo leen joxe azaka yóbbul leen ko waa daara ji lil fuqaraa alladina uxsiru fi sabilillah ñi nga xam ne dañoo takk seen bopp ci yoonu yàlla may seen bopp yàlla ñu nga ca zawiya yi ñu nga ca jàkka ja ñu nga ca daara internat yi di jàngale te yàlla tax yastati'uuna darban fil ardi yaxsibuhum boo leen gisee nag ci seen col gu rafet ak léeg-léeg sax kat yu rafet yu ñuy gaare yaxsibuhumul agniyaa ñi am dañ leen di foog yaxsibul jaahilu ki leen réere da leen di foog agniyaa am na lu dul jeex mina taafuf ngir rek fegu nag mooy tax nga foog ne tabaarakallaahu wootul dina daanu fegu dina tax nga foog ne am nañ lu ne te fekk na amuñu dara la yastati'una darban fil ardi yàlla dafa dogal yonent bi nag bi mu paree ci organisation bi ku topp siiraam fa mu jóge ba fii di nga yëg ne yàlla musal na ko ndax yëfa Quraysh amul luñ ko deful pour daaneel ko léegi ñëw na ba ci dëkkam am nañu ko fi gëm mu toog tabax na jàkk léegi ku xamul da nga day mel ni benn roi boo xam ne wala benn président boo xam ne dafa dem élection fexe ba gagné élection yi toog ci chaise bi da ngay foog na noos moo des ndekete yonent ci mission mu ngi doog a tàmbali mission bi mooy lan yàlla moo ko wax ne que yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik yow yonent bi na nga wesaare na nga yëgle li la yàlla yónni te muy alquran bi Quraysh gam ka naroon def ñoo ne ko doo ko fi defee loolu tax nag mu dem beneen dëkk pour war ko fa defee kon kay dem tëdd nelaw desatu ci mu ngi doog a commencé mission bi mu toogee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa oolu bàyyi taxam nga xam ne mooy doomu ndeyam mooy Hamzatu ibnu Abdul Muttalib Hamzatu ibnu Abdul Muttalib wax naa la ne mooy doomu ndeyam Haalatu ko jur bintu Wahb bi
ak góor gi Abdul Muttalib mooy doomu ndeyam mooy baayam itam ne ko dama la bëgg yabal ci benn sëriya nag moo am ak xaswatu sëriyatu moom la olof di tudde ñàngal nag mooy kuréel goo xam ne ëpp nañu fukki nit jëm kaw àndandoo di def loo xam ne on peut l'appeler une guerre de provocation guerre ñaari façon la alxarbu daf'u wal xarbul jalbi guerre boo xam ne nii da ngay gis ku la deful dara nga ñëw ci moom cokkaas ka mu toppale nga duma ko jël alalam ak guerre boo xam ne nii yow moomu ñu fekk cokkaas la ngay défendre sa bopp xeex ba ñu rey la baa nga gañe loolu moo tudd def yi yeneen bi nag yàlla boobu la ko jëkk a digal ak def yi mooy képp ku la bëgg a lor fayul mais comme daawa bi dafay laaj ay bougement ay déplacement ndax doo toog rek yow mi yor message ma doo toog rek loolu moo tolloog suñ jamono ji tournée yi sëriñ si di def ak conférence yi ñuy wër di ko def ak gàmm yi ñuy wër di ko def ndax kenn ku ne la ngay wax mënoon nga toog sa kër wax ko waaye boo toogoon sa kër wax ko ñeenti nit lay déglu kon yow sëriñ bi doo kaalawu rek toog di ñu lay jojal ganaar nga lekk déedéet demal ci àll bi li yunzirakum bihi wa man balagh am na ñoo xam ne ñu ngi ci àll yu xonq yi mosuñu dégg yàlla nee na mosuñu dégg yonent ci bi neen wala buñ ko déggee taxul ñu xam ko nga may leen occasion dem ba ca ñoom loolu moo tudda ar-rihalaat ad-da'awiyya tournée yooyu nga xam ne nag moom la kilifa yi di def moo xam national la wala international moo tolloog jihad ji ma bëgg a nettali ay moyens la rek de bougement pour faire bouger le système de l'islam ndax l'islam doone rek ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah toog naan yàlla na lépp baax déedéet du baaxee noonu bi mu ci njëkk a takk nag moom yonent bi nekk comme maa ngi doog a ñëw Madina Munawwara jumaa jaa ngi doog a pare du ma mën a génne Hamzatu bi nga xam ne mooy kenn ci moom la woolu boole ko muy année 623 année bi mu ñëwee quelques mois la ci teg 623 ère chrétien ci weeru Ramadan muy weeru koor ga ko fa jëkk a fekk boobu koor farataala guñ ko mu boole ko ak 30 personnes ne ko demal def tournée bi lan la mooy dama dégg ne Abu Jahlin mii leen sonaloon dafa génne Makka jëm Jordanie Syrie doon fa def commerce na nga xam ne nag waa Quraysh benn revenu rek lañ am benn revenu mooy commerce ndax duñ bay amul géej guñ nappee kon benn revenu rek la mooy kii te jamono jooju moyen de transport lenn rek la woon mooy caravane jël ay gëléem sëf ci li nga fa amee tabaarakallahu ci ay marchandises yëpp dox ak moom jël nag commission boo xam ne commission de sécurité lay doon ñoom ñuy dox di jiitu ci kanam ba band yu dajeek ñoom ñu xeex ak ñoom pour défendre marchandise bi looloo xewoon yonent bi nag bi mu gàddaayee Abu Jahlin def lu ne pour wër ko xaw ma lu ko jur bi mu ko échappé ba mu xam ne toog na foofu ba sampa jumaa dafa découragé ne xaaral mu continuer sama commerce bi moo gën nag ci moom mënoon na ko jëkkee rek xaaral mu continuer sama commerce bi ndax gëj na koo tal moom moomu nag moo dajale 300 personnes ne leen waa ji dafa bari doole te li yéeme mooy ñoom diggante fi ñuy jaay jëndi jee marchandise ak Makka diggante boobu la yonent bi gàddaay xanaa kon jàmm naru xew ñoom Syrie la ñuy jënd ji seen marchandise yëpp rombat gannaaw Madinatu Munawwara dellu Makka waa ji nag fa la campé te moom rek mooy seen seul ennemi déclaré Abu Jahlin ñàkk lu muy def ne naa reprendre commerce mënoon na ko jëkke nag ànd ak nag 300 personnes ak marchandise bu bari doon dem bi ko yonent bi yéegee ci cokkaas ak sabotage ak wan leen ne man ragaluma leen mu ne ana Hamza mu ne ko maa ngi nii mu ne ko àndal ma quelques personnes nga dem dogaali jël ma Abu Jahl
téere yi ñu ngi laaj lu jur lool xeex taxul waaye pour wante ne xam nga ku la dàq ba nga échappé ka daw dëkk boo defatul dara day mel ni dala gañe kon war nga wane waat ne que tey laa gën a kii Hamzatu ibnu Abdul Muttalib ànd ak 30 personnes ñëw ba ci Juhaynatu ci tefes gi la Abu Jahlin il est très malin dafa topp tefes gi leru ko rek deena du ko bàyyi leru ko deena du ñëw ci jéeri ji ndax ba dina man dafaa yegg wala kii mu leru ko rek Hamzatu yëg ko topp ko ba dem Juhaynatu benn village la bu nekk ci saaxil bi maanaam ci littoral bi Juhayna nag Najj ibnu Amr al-Juhayni dafa doon benn waay joo xam ne homme de paix la woon moom dafa signé woon pacte ak waa Quraysh ba ñoom léeg-léeg bu ñu masaana tukki ba guddee daf leen joxoon pacte ñu wàcc dëkkam fanaan fa mu teral leen ñoom it bu ñu ñëwee Madinatu Munawwara muy Banu Juhayna xaw ma afwan Makkatal Mukarrama waa Makka teral leen en même temps waa Juhayna ñoog waa Yasriba ñoo dëkkandoo parce que quelques dizaines de kilomètres moo dox seen diggante ñoom itam ay wëllëre lañ malheureusement ñu ngi daje nag ci Juhayna te foofu nga xam ne nii mooy Najj ibnu Amr bi nga xam ne mooy chef de village bi Abu Jahlin xaritam la waa Makkam ay ameem lañ de même que waa Yasriba ay ameem lañ bi ñu dajee nar a xeex nag Abu Jahlin mu ngi leen seen tiit ñaan ñii bariwuñu 30 personnes rek lañ pour wan la l'islam fit la 30 personnes contre 300 personnes téere yi ne dem nañ ba janoo sax doon waaj a fettante Najj ibnu Amr al-Juhani ne bu ma seetaanee lii ba xeex am fii entre Mekwa et Mekwa ci sama dëkk ñu rayante bi dinaa rus moom nag moo déplacé wu tàllal benn drapeau bu weex ñu may ko mu dem ci Hamzatu ibnu Abdul Muttalib ne ko dimbali leen ma rek bu leen ma teg gàcce yéen waa Makka yéenay suñuy sang xeex ngeen seen biir déggoow ngeen mais boo leen dajee woon feneen xeex fa sa du ma def dara mais boo leen xeexantee sama dëkk rayante bi gàcce lay doon ci man ba faw ma bëgg rek nga tin ma ci Hamzatu ne ko man aw ma problème demal wax ak Abu Jahlin mu dem wax ak Abu Jahlin comme moo war a doon le grand perdant parce que koppari Makka yëpp mu ngi ko téye boole bu ñu ko reyee ci àll moom ñii kutéew leen dara nag ñu leen dëkk à côté mu ne accord de paix mu ne maay njëkk a signé moo signé Najj ibnu Amr jël signature am wan ka Hamzatu mu signé ñu d'accord benn trêve ñu dem ñibbi Abu Jahlin rawale 300 géléem yi nga xam ne 300 tabarakallahu personnes yi mu àndal ak marchandises yi Hamzatu ibnu Abdul Muttalib di xaxataay parce que gagné na psychologiquement 30 personnes contre 300 boo kay bu paix amee loolu tudul paix defet la tudd ñu signé Hamzatu kontaan xaxataay newaat gars yi nañ dellu ñii ay tàppet lañ ñu delluwaat ñëw ba ci yonent yàlla Muhammad wax ko médiation bi Najj ibnu Amr al-Juhani def yonent bi bëgg ci ñaanal ko liwaa boobu keroog ku ñuy wax Abul Marsad al-Ghanawi muy Kannaz ibnu al-Husayn moo amee woon liwaawu islam muy téere yi nee nañ mooy première maanaam liwaa maanaam drapeau boo xam ne tàllal nañ ko ci turu l'islam defe naa ba tey bankoogul nag drapeau l'islam ba tey mu flotté drapeau bi njëkk a tàllal l'islam ci ñàngal bu amoon ci njiitu Hamzatu ibn Abdul Muttalib dafa jaadu woon xale yëpp ñu kuñ waxoon kuñ ne ban drapeau lañ njëkk a tàllal ci l'islam neel bu weex la ku ko yoroon ne Abul Marsad Kannaz ibn al-Husayn al-Ghanawi kan moo jiite woon expédition boobu neel Hamzatu ibn Abdul Muttalib ci l'islam bii mujj nag xam nga ku koy téye ku ñuy wax Seydina Isa ibn Maryam waaw xeet woo xam ne ni Hamzatu ibn Abdul Muttalib moo njëkk génne expédition Isa moo koy tëj xam nga ni diggante boobu ku leen bëgg a toroxal di nga torox yow ndax du fi xaj lii nag bi mu ko yónnee ba Hamzatu dem ale la woon ale retour ba bi yonent bi déggaatee ne Abu Jahlin mu ngi dellu si toogalaat def seetaan bi dafa yebalaat beneen frère am cousin am bu ñuy wax Ubaydatu ibnul Xaaris Ubaydatu ibnul Xaaris ñu bari dañ ko bàyyiwul xel waaye jàmbaar la
kooku li mu liggéey ci lislaam mook Hamzatu bii doo gis ku leen ku ko gën a gore amul. góor gi Xaaris bi koy jur mooy taawu Abdul Muttalib kon moom lu mu doon ci yonent bi doomu baayam te ñaari baayam bokk benn géño ba pare mu mag yonent bi fuuf téere yi nee nañ mage na ko fukki at waaye bokk na ci njëkk a tuub ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah niroog yonent bi nag tollu ca kaw bu taxawee ci ndijooru yonent bi Hamzatu taxaw ci ndijoor càmmeñu yonent bi ñu dar ka ab naaw Abdul Muttalib nee naa ca kaw lañ toll kenn du xalaata laal yonent bi kooku moo ne yonent bi mënoo yónni Hamzatu sama baay te man nga may seetaan mu ne ko kon xaaral ba ñu ñëw bi ñu dellusee ñu ne def nañu musaalaxa yonent bi ne ana Ubaydatu mu ne maa ngi nii mu ne ko kay génn yow nga jël sa wàll xam nga ne bokkul ak ñi ñuy wax naan kan mooy dem xare ba nga naan ngay laxatu wala di fay sa numéro téléphone xam nga yow doo dara. Ubaydatu moo ànd ak 60 personnes Hamzatu 30 personnes la àndoon moom 60 la àndal ci 8e mois muy Shawal ndax Ramadan bi mu jeexee rek Shawal a ñëw mu jël drapeau bu weex tal jox ko ku ñuy wax Mistah ibnu Isaasa ibnu Abdu Manaf non ibnu Abdudar ibnu Abdu Manaf ñoo àndandoo ak góor gi di dox ba tolloog Batnu Rabi'a ñu seen Abu Jahlin muy def retour ñu naan mu ngi ne ñële di daw yu rëy góor gi Ubaydatu ak drapeau topp ko téere yi nee nañ leen na daal lañ fa gis afwan Abu Jahlin dem na Abu Sufyaan moo dellu sewaat ànd ak moom 2000 gëléem waaye daw yu rëy moom Abu Sufyaan ndax téere d'accord nañ ne fit amutu woon dara fugg bi bari na coow li bari na waaye Abu Sufyaan moom ñëpp seet nañ loolu wax dëgg yàlla Abu Jahlin sax bari na kii waaye Abu Sufyaan moom gis nga daawa bi mu apparaître ba tey déggoo fi turam dañ ne ko yow doo ñëw xeex Muhammad mu ne man taluma sama commerce bii laa tal mais jabar ji nee na ragal rek a tax fit bi ci boppam moom ci commerce boobu nag la nekk kon li ñuy xeex yonent bi yëpp daan na ànd nag ci délégation yi ñuy yóbbu ci Abi Talib mais moom mosoo gis mu def ci dawru xaqiiqi benn rôle bu réel déedéet daf ciy nekk rek ne moom daal jàmm la bëgg mais bi yonent bi nag demee ba gàddaay nekk diggante Makka nag ak Syrie bi ñuy jënd jeeg kii Abu Jahlin Abu Sufyaan foofu turam apparaître fa ndax commerçant la te commerce bi mooy voie terrestre bi ñuy jaar faw ñu romb Madinatu Munawwara wala périphérie bi du ci digg dëkk bi la ñuy jaar mais ci périphérie bu dëkk bi la ñuy war a jaar Abu Sufyaan moomu nag moo yor 2000 gëléem nga xam ne fon 200 personnes ak njëkk mi mais bi mu leen séenee dafa ne bëxal ñett daw naan ma jib nu amr gars yi romb ñu fi mu nekk romb nañ fi temps yi mooy daw nag Saad ibnu Abi Waqaas seen leen ak Ubaydatu ibnu al-Haaris ne ñu ngi neele ñu ngi nii daw toppi leen téere yi nee nañu benn dawru moo fa am mooy Saad ibnu Abi Waqaas moo fa sànni kenn fett mu daanu boobu itam bokk na ci awaa'ilul islaam yi nee nañu fett biñ njëkk a sànni ci l'islam officiellement mooy boobu Saad ibnu Malik muy Saad ibnu Abi Waqaas def 60 personnes yooyu bi ñu dàqee ñii ci liwaawu Mistah bii ma la wax ibnu Isaasa ci Batn Rabi'a Abu Sufyaan daw ngir rawale xew-xew bi maanaam njëgg mi dañoo replier dellu siwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom gis nga njàmbaar gi ne ci ñoom mooy kar ak far aller retour biñ ñëwee ci yonent bi dal yonent bi laaj leen li xew ñu ne waa ji dafa daw yu rëy mu ne loolu rek victoire la mu ne lislaam mas am defet yonent bi ñëwaat ne comme Saad ibn Abi Waqaas en même temps ndijaayam la yonent bi ba tey nag maa ngi lay yëgal ne entourage am lay yabal bari na roi wala président boo xam ne bu dee jotee ña sant neneen lay yabal waaye du yabal ñi sant Jóob comme moom président bu sant Jóob
guerre am mu yabal frère am bu mbokkal ndey ak baay mbaa ku baayam mbaa yooyu gars yi duñ ko def moom kay mën nañ la def gouverneur wala ministre waaye affaire guerre moom ndax dee dajee am yonent bi jëlaat beneen ndijaayam nag moom deful loolu baayam la jël ak magam tey ndijaayam la jël muy Saad ibn Abi Waqaas bi nga xam ne nii doomu ndijaayu Hamza ibn Abdul Muttalib la ak moom comme am na njàmbaaru moo sànni woon fett ci sëriya ba la passé mu yebalaat ko ci beneen sëriya ne leen daw leen dégg naa ne waa Makka déplacé wu nañ encore tous les mois kenn day génne wala 2 mois yu ne déplacé wu nañu pour demaat Syrie dem leen ngeen dogaale leen téere ñu ngi laaj lu tax nit ku yor commerce am def ci alalam dem jëndal li muy jënd pare di ñëw nga dogaale ko jël alal ji bëgg ko lekk fu ko yonent bi teg téere yi ne déedéet xakkam lay jël génnuñu ko dëkkam jëluñu ay bien moom ñi mu àndal ñëpp confisqué ko jëluñu ay këram loolu mu tudde du sàcc ku sàcc sa alal nag boo jotee lañ sàccoon ceew nooy def da koy récupérer moom kay récupérer ko bu ci yemee kese baax na mais moom alal ji moom yaa ko moom yonent bi yabal Saad ibn Abi Waqaas mu ngi ko yabal ci Zil Qa'da ba tey atum 623 mu dem ba yegg ci Xarraar keroog liwaa bi mu ngi ko jox ku ñu wax Miqdaad ibn Amr mais ñoom 20 personnes rek lañu woon bi ñu agsee ba ci Xarraar dañu laajte ñu ne leen malheureusement ayir bi dem na léegi maanaam dem na bëkki dem romb na fa ndax boobu téléphone amul ba ñu mën a xam exactement ak GPS fan la gaa yi situé wu déedéet bi ñëwee dañ ne leen romb nañ fi il y a deux jours ñoom ñu dellu sewaat ñëw ci yonent bi nekk malheureusement romb na lii yëpp nag ñetti sëriyaat yi yëpp muy bu Hamza ibn Abdul Muttalib ak bu Ubayda ibn al-Haaris ak bu Saad ibn Abi Waqaas li tax mu tudd sëriya mooy yonent bi demul dafa nekkoon ci waajal boppam ak toxu bu bees 4e bi nag moom moo jug moom sallallahu alayhi wa sallam ne gaa yi ko am jot yaatu te nang ma topp waaye nag digalu kenn dara na ma muhaajir yi na nekk topp xam nga kii bokkul ak kii nëbbu naan dem leen xool gaa yi fi mu toll sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tudd xaswat bépp expédition boo xam ne góor gi jugal boppam nag xaswatu lay tudd bépp boo xam ne dafa yónnee lu mborom bari sëriyatu lay tudd sëriyatu mooy firi njàngal xaswatu mooy firi guerre sainte moom nag xaswa bi mu jëkk a def mooy xadwatu waddaan benn barab la ñii ne déedéet Abwaa la tudd Abwaa buwaatun ushayrun summa xaswatu safwaanin wa badrin qitaalin ma sulaymihim moom moo tëbal boppam sallallahu alayhi wa sallam gaa yi bëgg ko dar mu ne déet def leen ndànk da ngeen di doog a jóge ci tukki weeru safar la 623 ba tey moo doxal boppam ak 60 personnes ñëw ba ci Bani Damrat moom it ci littoral bi la ci littoral bi comme mooy yoonu Makka mu ñëw ba ci ñoom dem ci Bani Damra fekk fa ku ñuy wax Maxshi ibnu Amr am na ñu ne Najdi ibnu Amr mu nuyoon teg moom ne ko waa Makka jaaruñu fi mu ne ko fan yële lañ fi jaaroon la téere yi nee nañ dafa ñëwoon pour def foofu musaalaha parce que Juhaynatu ak Bani Damratu dañoo nekk ci géej gi ni Ndar nekkee ci géej gi ak Kayaar ak Mboro léegi mu bëggoon signé ak ñoom nag benn musaalaha parce que foofu risque la bi mu ñëwee ba ci Banu Damra recevoir Majdi ibnu Maxshi ibnu Amr ñii ne Najdi ñu nuyoonte ana waa Quraysh jàll nañ fi waa léegi nangam loo bëggoon ñu ne ko dama bëggoon ñu signé benn musaalaha moo di bis ni tey yow nga signé ne doo ànd ak Quraysh dal sama kaw ma nit dinaa la signé ne du ma ànd ak beneen dëkk dal ci sa kaw kooku nekk loolu d'accord naa ci ñu signé ko mu bind ko hada ma salaha bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Maxshi ibnu Amr ad-Damari an laa yusalaha
an laa yataawana maa qurayshin wala yuaawina maahu ahad ala rasulillah wala rasulullah yuaawina maahu ala ahad hada ahdullahi wa ahdu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kooku loolu la def yonent bi toog fa ay fan téere ñu ngi wax ne musaalaxa bi dëgg la sax nee na moo ko taxoon a jub waaye da doon ñëw pour jàng terrain ndax dafa am lu xew lu rëy lu xew ca kanam du fa ñëwoon pour jàng terrain bi di xool stratégie ndax nag ab yonent nga amoon bu njëkk mais léegi na nga xam ne chef de guerre nga am sallallahu alayhi wa sallam muy ñëw di jàng terrain bi pour xam na ne attaquement dina am lu mu yàgg-yàgg Badr ngi ñëw ci kanam te côté bii la war a amee côté bii mu ñëw nag di jàngat terrain bi ba ñëw ci mëj ji pour xam échappatoire parce que dafa yabal ñetti yoon dafa yable ñetti yoon dara xew kon moom war na ñëw ba xam barab bi lan moo tax dara mu fi war a xew mu jàngat barab bi yëpp ba pare ñëw ci waajooñ ñu ko dama bëgg ñu jàmmoo nekk ci jàmmoo bul dimbali kenn ci ñun du ñu dimbali kenn ci yow nangam na mais Maxsum ibn Adi au lieu que mu yem foofu mu ñëw nekk mais yow ban intérêt nga am di yow naan da ngay xeexal say bokk parce que yow nii ngay def nii tooñ la mu ne ko yow osé nga de yeneen bi ne ko yow osé nga yow tu te prends pour kii mu ne ko non man sa intérêt rek laa yor dama lay taxawu pour bañ kenn jaare ci man pour xeex ak yow yeneen bi mer parce que kenn du ko santal ne ana téere bi ñu ne mu ne nañ ko xotti léegi boo bëggee ñu xotti ko léegi maag yow sax ñu def face à face léegi ma jeexal leen te moom 60 personnes rek la am de ci dëkku lépp kooku nag bi mu gisee yonent bi waxu góor googu di lox taxaw ci kawam mu gis jàmbaar yi dar ko ñi foofu ñu naka non dama doon expliquer rek man kay musaalaha bi laa bëgg rek ñu continuer ko trêve bi vraiment yow wax ko mu baax nga da ko doon intimider nekk te xamul ne kii ab yonent la sallallahu alayhi wa sallam loolu bi mu xewee muy xaswatu bu Waddaan ak Abwa ba musaalaha ba am après ci la def retour moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat Madina Munawwara 13e mois muy Rabiul Awwal 13e mois ci gàddaayam yow xoolal koo xam ne at ngay doog a am ci dëkk bi activité yi yëpp yaa ngi koy def te bokkul ak tabax jumaa jeeg yi ma waxoon yëpp mu xëy dem Buwaat am na ñu koy woowee a Safwaan Buwaat afwan moom it ci wetu géej gi la ba tey zone littorale bi mu ànd ak 200 personnes jël fekk na dañ ko wax ne que Umayyatu ibnu Xalaf kooku dina am histoire bu rëy ak moom ci kanam Umayyatu ibnu Xalaf lañ ko wax ne moo ànd ak 2500 gëléem bari na 2500 gëléem bu fekkee benn gëléem bu ne boo ko estimé yàpp na lu ëpp 700000 alal jooju bari na torop bi ko yonent bi déggee doo xam nag fu muy jëlee information ndax moom mu ngi Yasriba Madina Munawwara te ñoo ngi côté littoral bi mais wax nañ ko ne daal Umayyatu ibnu Xalaf waa Màkka yabal nañ ko jox nañ ko alal ju bari 2500 gëléem gu ne li mu yëpp maari deytaani yonent bi ne du ma seetaan loolu juin année maanaam mois de juin 623 ba tey même année bi yonent bi génne ànd ak jullit yi 200 personnes bi ñu ñëwee ba moom it saaxil bi ñu ne malheureusement waa ji échappé na dem mais kooku da doon dem Cham yonent bi dellu siwaat mais aller retour yooyu yëpp nekkete yàllaa ngi am lu mu préparé ndax lu rëy dina xewi ñu ngi dem di ñëw waaye bésu ngi jot dinañ dem te duñ ñëwaat bi mu ñibbisee semaine la ciy teg bu baree ba bari fukki fan am benn xew-xew bu xew mooy benn waa joo xam ne moom daal fa toog rek ne waa ju bees ju nekk fii naan day def conquête du pouvoir naan yonent la du yonent waaye dama koy cokkaas muy Kurz ibnu Jaabir al-Fihri
Kurzumi ku ko soppalaa lool Kurzumi parce que dafa yéeme Kurz ibn Jaabir al-Fihri parce que koo xam ne bandi la woon bandi jiital ay nitam ne leen waa ji di woote fii naan yonent la nañ dem attaqué ñàkkal muy def moom Kurz bàyyi ba ñuy julli fajar yonent bi dem ci jàkke ji di julli mu toog bàyyi ba waa Madina dajale seen jur yëpp dañ daan jox benn sàmm comme ni suñu mbokk sàmmkat yi def bu ñu suuf fajar gi rek dañuy jël jur yi yóbbu leen ñu coowale ji bu ko defee buñ noonu fajar gi mu bàyyi leen waa ji Kurz ak ñi mu àndal dafa nëbbu fenn bàyyi ba waa Madina yëpp jël seeni jur xar yeeg ba yeeg te nee naa la looloo doon alal jamono jooju te yonent bi am na ci saxaaba yi am na seen alal noonu la toll mu bàyyi ba sàmm bi sori mu jiital nag jur gi ak sàmm yi rey sàmm yi jiital jur gi daw di leen dàq bi ñuy yëg ne dem nañu fekk na Kurz seen ak alal bi yonent bi dégg ko ne lii du ma ko bàyyi nii xam nga bu doon keneen day yab la rek bu doon sëriñ topp leen ma waay ñooñu yonent bi moo tëb jël fasam woolu saxaaba yi gaay ne topp leen ma xaaru leen da leen topp ndax xam ne lii dafay laaj vitesse mais li lay yéem mooy li yonent bi gaaw kaar ak li jullit yi gaaw waaye kenn gisu ko fekk fu mu jaar sax kenn gisu ndax man gu mu man gawar ak gaaw gu mu gaaw man xaw ma na dafa yenu gëléem xaw ma nu mu leen def waaye gaaw na la mbaa boog mu dugg ci mboy Kurz ibn Jaabir boobu nag al-Fihri yi tax ma ne dama ko sopp xam nga li mu def déli la mais topp nañ ko topp ba sonn kenn xamul fu mu xaw ma nag dafa jaay jigéen ak xar yi ak bëy en tout cas sey na ak ñoom kenn gisatu leen kenn gisatu ko ba ab diir yonent bi topp ko ba Badrinul Uula dafa ñuy wax Badar nga xam ne fii ak déwén dina am xew-xew bu rëy bu xew barab boobu la toog ne kii daal mënatuma koo jot gaaw na lool ba mënatuñ koo jot garaawul coobare yàlla nañ dem bi mu ñëwee Badrinul Uula nag jàngaat na foofu terrain bi xam naa baatinam dina wax ak moom jàngaat na terrain bi après dellu Kurz ibn Jaabir nag al-Fihri yi dinaa profité wax la ne kenn gisatu ko kenn déggatu ko dafa xëy moom sol ay yéreem ñëw ci yonent bi nekk xam nga mu ne ko déet mu ne ko man maay Kurz ibn Jaabir al-Fihri yi lan la woon mu ne dama la doon yëgal ne ci teyu bakken ashhadu an laa ilaaha illallah wa annaka rasulullah dafa tuub kii neexatu la laaj alal jële yonent bi mënatu ko laaj jële ñu jëloon yooyu yësu la moo nga dama ñëwoon ndax al islam yajummu maa qablahu bépp futif boo def boo ko see tuub day yóbbu lépp mënatuñ nga laaj jëlee te moom moo jur Badrunil Kubra Badrunil Ula badr ñaari badr la Badrul Ula ak Badrul Kubra mais Badrul Ula Kurz ibn Jaabir bii laa la wax ni moo ko jur mais à long terme dafa ñëw tuub bi mu tuubee kenn mënatu ko laaj alal ji mu yóbbu woon mu ne nag yonent bi tegtal ma lu la soob man xam nga ma déedéet man maa ma soon a ñëw fii ci dëkk bi jël seen alal mu ne ko yow laa dab ko ndax mënuma laa dab mu ne ko waaw mu ne ko yonent bi nag daawul faral di neenal énergie ku mu xam loo man loolu la lay sant l'histoire se répète dañoo xëy benn bés ay urani yuuna ay xale yoo xam ne nii nee nañu ñu ngi dëkk sàngam ci urana ñëw ci Madina Munawwara nekk yonent bi ñun dañoo tuub bëggoon dugg ci sa lislaam dafay ay bandi lañ yonent bi tuubal leen juróom-ñetti xale lañ woon tuubal leen ñu leen di jàngal lislaam ba yàgg ñu ñëw nekk ñun suñ biir dafa commencé ndaw parce que àll bi lañ miin mais ñun miinuñu nekk ci dëkk nii ci ville ba fi mu ne nii changement de climat bi sonal nañu ñun ci ay jur lañu xam ay sàmmkat lañu nekk ci ay jur di naan ci soow mi di lekk cere ñu yooyu lañ xam mais nii ñuy dunde fii moo ñu sonal yonent bi woolu sàmmkatam nekk àndal mag ñii nga yóbbu leen ca jur ya ñu fay naan soow di kii ba ñuy wér waroon ni yónnee yooyu nag 8 personnes yooyu ñoo dem ànd ak ñooñu ñàkk lu ñuy def naan soow mi rey sàmmkat yi jiital nag jur yi
jiital jur yi rëgët leen daw ne ñun liñ bëggoon am nañ ko alal ji doon nañ dund ba dee duñ ko am lii est-ce que mas ta xew masoon na xew ci course mi course nag mu ngi ci biir jàkka ji yeneen ci bi ne ala course mu nekk dabul ma ñële comme moom moo ko dàqoon dabu ko war naa xam ne kii ko bu dabu dina ko dab ah ki nga dàqa daboo ko kay ki nga dàqa daw kaar ak ñu yeneen ci bi jàmbaare te dabul course bi du jàbbi ko war ngaa xam ne ku mu dàq moom dana la dab yonent bi ne ana course mu ne ko dégg nga xale yi def déedéet ñii ma yóbbu woon ca gëléem ya rey nañ gëléem yi xam nga rey nañ sàmm daw demal dabul bale moom nag pour bëgg effacer lu jëkkali tax na mu mel ni fitt gu ñu sànni rek ne lay daw dugg ci gëléemam xaw ma ci fasam mook ñoom ba dab booy yooyu ci kartanam ak njàmbaaram takka na leen ñoom juróom-ñett ñëpp takka leen jiital la itam gëléem yi rëgët leen ñëw ba ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkk ji nekk xale yaa ngi nii xanaa effacé na la de kon moo tax ma ne ku ko soppalaa donte moo jur badrinul ula waaye dabaatal na ci lislaam loo xam fàtte na la mu liggéeyam yemul ci loolu nag Kurz ibn Jaabir bari na ay attaquement ak luy jaaxal yonent bi waa ji moo koy régler ci 5 minutes moo tax boo amee bandi bu ñëw ne day tub bu ko delloo parce que waa ji la mu def ci bandite bi def na lu bari lu bon lu bari la def loolu noonu carte naka def xam nga bu ko defee ci sa daawa bi ci mbaax dana évacuer lële kon bu ko delloo naan non fii bandi bi ñëw déedéet xamoo lu xew daara ji man nga xëy bandi ñëw fi bu fekkee ancien bandi boobu moo koy rëñee moo tax yeneen ci bi kenn ëpp ko xam-xam noonu la def ci Kurz ibn Jaabir al-Fihri Badrunil Ula nag bi li xewee mu dabu Kurz dabu ko après ci la dellu si gannaaw loolu am xazwa bu ñuy wax xazwatul Usayra mu ngi am 16 mois après bi mu ñëwee muy Jumaadal Ula 1 an 4 mois bi mu ko gàddaayee ba am ko muy weeru octobre 623 dafa ñaan Abu Salamata mi doomu baay mooy Abdullah ibnu Abdul Asad ne ko wuutuma ci njaboot bi moom nag ci la ànd ak 150 personnes ak tabarakallahu 30 ba'ir bi ñuy ñëw ba ci zone littorale bi effectivement fekk na njëgg ba échappé ko Hamza ibn Abdul Muttalib la àndal waaye njëgg mi mat naa bàyyi xel muy ghazwatul Usayra bi mu ñëwee ba Usayra ci la laaj benn arab yi bu ne foofu ne ko ndax waa Quraysh romb ñu la mu ne ko romb nañ fi démb ci ngoon jëm Sham mu ne ale lañ romb wala retour mu ne ko déedéet dañoo jóge Makka di dem Sham xam nga ku ko jiite góor gu ñuy wax Abu Sufyan te wax naa la ragal la li mu nekk yëpp fu mu toll mu ngi laaj xale yi fan la ndax gisuleen fi kenn ku jóge Yasrib ba mbaa ci Muhammad fu mu dégg ne foofa fi mu teggi fa ca def di def loolu di teggi kaar ba teggi yoon wi dem Syrie mais lii dafa am sew-sew bi ci nekk muy ghazwatul Usayra mooy waa Makka dañu wax ne comme yoon wi wóoratul petit commerce yu ndaw yi ñuy def la ñuy bàyyi di jël des grosses quantités yu baree bari def ko ci benn njëg sécuriser ko dem jaay ji bu ko defee ñu indi bénéfice bu baree bari nga xam ne dinañ mën a toog ay weer duñu def commerce loolu nag lañ def nii képp koo xam ne ndax par personne ñoo daan kii Umayya ibn Xalaf wax nañ ne la da doon def commerce Abu Jahl noonu mais bii yoon nag dañoo dajale li ñu am yëpp ne comme Abu Sufyan yaa gën a xam tabarakallahu makkatal fële Sham ñuy jël alal jox la bu ko defee nga dem boole ko cey gërëm loo xam ne yàlla xam lim bi jox ko ci valeur alal lu kenn xamul lu mu toll loolu nag la yonent bi yëpp doon ko dogaale gi bi mu ñëwee ba ci zone littorale bi ñu ne ko effectivement romb na mais dafa dem Sham mu ne garaaw échappé bi
parce que bu demee Saam sax ci la affaire bi gën a dund ndax dina fekk xaalis bi yëpp mu jënd ko ay marchandises ngandal affaire yi ba mu rëy waaye bu ñu ko récupéré rek tabaarakallaa lool jàmm am. lii nag retour bi mooy jur xaswatu badrinil ula bu rëy di ngeen dégg te alxuraan di ko joobee ba tey tudde ko yawmul furqaan yonent bi nag retour de di nga ne waaw boobu ba tey mu ngi def ay va-et-vient te amul retour kay buur bis bu retour bi ñëwee nga xam ko sallallahu alayhi wa sallam moom du dox mukk ci nen va-et-vient yi non seulement entraînement la ci moom mais itam daf ciy jàngale terrain ndax yàlla may na ko fatxu ba fu mu janool dina gis ba gis luñ ko waxul bi mu dellu see nag toog xam na ne Abu Sufyaan dem nag alalu Quraysh yëpp mu ooluwaat nag ku ñëw Abdullah ibnu Jahsh doomu bàjjanam la bu laajte Abdullah ibnu Jahsh ak Ubaydullah ibnu Jahsh ak Abu Ahmad ak Zeynabu ak Hamnatu ñoo bokk ndey ak baay bàjjanam moo leen jur muy Atik bintu Abdul Muttalib ak góor gi Jahsh li nga xam ne min mawali Bani Umayya mu ne ana Abdullah ñu ne ko maa ngi nii mu ne ko dama bëgg nga àndal maag diw muy Uqbatu ibnu Ghazwan bi xale bu yeewu la bi yonent bi di gàddaay dafa jotul gàddaayu toog ab diir mënul dem mënul dikk ba yàgg waa Quraysh daje woon di def benn réunion décisive pour nan la ñuy détruire Muhammad mag ñi ne jarul ngeen di wax ndax am na xale boo xam ne moom la gëm bu leen wax ñaari xale ñu ngi ci jotaay bi moom lañu gëm ñu ne kan ñu ne Miqdaad ibnu Amr ak Uqbatu ibnu Ghazwan ñooñu ne leen mais ñun bu dul dara ay Qurayshi lañu yéen boo leen dajee kay yu war a réunion ñun war nañoo mën a ñëw problème mu gëm-gëm leneen la ñu ne wax nañ dëgg xale yi wax nañ dëgg dañ toog ñu ne mais de toute façon daal boo leen ko nangul seen waa ji lañ war a fexeel ñu ne mais ñun suñu yoon nekkul ci la mais réunion bi dañuy toog ndekete ñoom ñu ngi bëggoon àllub neen bunte bu ñu génnee pour gàddaay te fii ku fi nar a génne ci jamono ji dañ lay jàpp dóor ñoom ñu ne léegi nañ ànd ak ñi ci kaw gi rek ñu ne mais est-ce que buñ defee attaquement di ngeen xeex ñu ne waaw ñu ne nag dañ bëgg bis buñ dajeek yonent bi di xeex yéen ngeen bokk ci ñu ne loolu kay am problème buñ ci naru woon bokk duñ ñëw fii ci réunion ñu ne léegi nañ leen nattu ndax dëgg la ci ñoom wala déet bala ñoo xeex ak yonent bi dañuy yabal benn njëgg léegi ñoom nañ bokk ci sécurité ñu ne avec plaisir ndekete Utbatu ibnu Ghazwan ak Miqdaad ibnu Amr ñoom waxtaan nañ seen biir ne bu ñu demee ba sàppe jullit yi ak sàppe yëfar yi janoo ñoom dañuy rocce ko rek dem fële xam nga gàddaay ko moo gën a gaaw quelques dizaines de mètres rek ngay dox yegg ci say mbokk xale yi noonu lañ dem bàyyi ba hijra maanaam Saad ibn Abi Waqaas comme ni ma ko waxee njàngalam ñëw yéefari naa yéefari doo leen dara ñoom ñuy kii rek muuru rek ñëw daal ba ñu dendee rek gaa yi ne fes dem ci ñële jullit yi di leen bëgg a sànni ay fett ñu ne def leen ndànk seeni mbokk lañ ñu ne yéene kan kii ne man la Miqdaad ibnu Amr ki ci des Uqbatu ibnu Ghazwan jullit yi naan keg naan yéen a bari pexe ñu fexel leen kii yëfari nag di leen saaga naan yéen ay jaam ngeen billaay foogoon nañ ko nii ngeen mel yéen doo leen niti dara ñoo ne dox leen yéen xaaral ba yàlla jàppaleen Uqbatu ibnu Ghazwan bi ak Miqdaad ibnu Amr xam nga ñaar ñi kon bari nañu sax yonent bi ñoom ñaar la tànn nag jamono yooyu lañ doog a ñëw boole nag Saad ibnu Abi Waqqaas ak Abdullah ibnu Jahsh nag ak Waaqid ibnu Abdullahi at-Taymi boole leen ba ñuy fukki nit ak ñaar yonent bi bindalu benn lettre jox ko Abdullah ibnu Jahsh ni ko génneel nga dem waaye lettre bi bul xool li ci biir lu dul nga dox 2 jours successivement foo ko dox génnee dëkk sori nga dëkk ba léegi nga dajji ko toog nag nga liir ko ci sa copier yi ñi nga àndal sa compagnon yi léegi nag bul forcer kenn boo liiree lettre ba pare bul forcer kenn ku bëgg na dem ku bëggul na toog loolu li nga ciy dégg dafa mel ni lii ñu leen di sant quelque part
sacrifice da cee am ndax yabal na fi ay délégation ay expédition mais bii nag dafa woolu Abdullah ibn Jahsh mi nga xam doomu bàjjanam la nekk àndal maag 11 personnes de plus ngeen di 12 ngeen àndandoo laa wax dem génne Madina nag di dox jaar côté bi côté sud bi ba am 2 jours boo ko amee nag ngeen toog dajji nag lettre bi nga xool li ma la ci wax nga continuer ko bul forcer nag kenn ci ñooñu ku bëggul na dellu si ku bëgg na ànd ak yow mu dox 2 jours kooku koo ko santoon fii balaa génn kër ga dajji kumpa kay rey kumpa moo koy rey lan la góor lu war a garaaw ba góor gi naan man demal ba 2 jours dellu si moom mu dem moom Abdullah ibn Jahsh ànd ak góor gi Saad ibn Abi Waqqas ak Waqil ibn Abdullah at-Taymi ànd ak ñaari ñooñu ma la wax Utbat ibn Ghazwan ak Miqdad ibn Amr kooku kii moom kéemaan la woon Miqdad mii ku bari woon doole la waaye nee nañ ku ko ëppoon pexe ci arab doo ko gaaw bi moom bokkoon na ci duhaatul arab yi ku ndax xari woon deret la te bari doole ndax bandi la woon moom arab yi dafa yàggoon li nga tax a daw dafa dem Taïf dana ñëw ci kanam ci Fathu Makka Taïf la dëkkoon ñu xëy def benn délégation ne dañuy dem ci première puissance mondiale jamono yooyu nuyu ji ko ñu dem Caire nuyu ji romain yi ziyaare leen toog fa nag yàlla dogal buur bi ñëw mu nuyoo ko nuyu bu xaw a wow bu dëgër torop nit ñi dañuy nuyu du sëgg ñii di sukk ñii di mar loxo bi waaye moom dana sëttaaral nuyu ko moom Miqdaad ibn Amr bii al aswad lañ kaan wax Miqdaad ibn aswad mu ne sëttaaral nuyoo buur bi daal xam naa buur dafay bëgg yu nooy bi ñu demee nag ba mu war leen a recevoir pour teral leen mu favoriser ñi ko sukkaloon nooy tuuti ci moom bi muy pare mu may leen nag kenn ku ne mu may la jaayisa cadeau jox leen alal ju bari tëb kal ak moom joxuñu ko dara mu mer ba fuur xam nga bàddi la waxu leen dara ñu naan ci xelam billaahi alal ju leen te jariñoo man ngeen di sewal boobu tuubagul léegi nag ñàkk lu muy def moom Miqdaad boobu bàyyi ba gaa yi génne di dox ba ci mbooy bi mu fekk leen fa rey ñëpp dafa rey ñëpp ngir mer jël nag ñoom ñëpp seen alal ñoom xanaa dina gën a bari la ñëpp takkaka nag xam ne bu demee Taayif ñu daw topp ko mu ñàkk lu muy def ni dégg na ne yonent bi mu ngi Madinatu Munawwara mu daw ak alal di dem Madina ne ko man damay tuub si tuub de baax na waaye lii lu mu doon mu ne ko dinaa la wax nag li ma def maa ngi jógee nii Rome nangam expliqué yonent bi ne que amal islam fa naam amal maal fa laa sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne ku daw ak milliards yu toll nii doon la ko ëndil ngir tuub si bu doon ñu sant Njaay dañ lay fat rek ña nga ak sil dara du la ci fekk man yonent laa waaye yonent bi da nekk gannaaw l'islam gi moom fa naam ashhadu an laa ilaaha wa ashhadu anna muhammadan rasul ngay wax waaye amal maal alalu jàmbur ji nga jël moom sama yoon nekku ci mu ne ko bakken yi ma rey mu ne ko l'islam loo jëkk a def laata ngay tuub boo tuubee yàlla baal la ko moom nag waa Taayif fa nga koy wër pour bëgg ko rey alal ji góor gi delloo ko da ko jël consommé kon kii ku bari pexe la dina def nag ci kanam insha allah lu yéeme ci fatxu Makka ak Taayif moom la yonent bi yabaloon pour mu daaneel rabba muy xërëm bu rëy bi nekkoon fële ci Taayif ñu koy wax Laata bi mu ñëwee moom Miqdaad ibn Amr nii pour daaneel si ko te comme cosaanu dëkk ba jigéen ñëpp dañ doon yuuxoo ndoo ne dina daanu dina dof dina dee da koy alak kii bi moom mu ne lii tabaxu kese la ñu nekk yow da ngay alku di nga daanu di nga kii moom nag comme farceur la mu yéeg nag di gor dafa jël pikk bi di dóor gis dëkk bi yëpp di ko xool mu jekki-jekki ne naa leen saboté jekki-jekki rek yuuxu say daanu ñu naan allah ñoom ñu commencé yuuxu ne gisagul dara muy say-saylu quoi
dëkk bi yëpp oote ne Miqdaad daanu na xërëm bi rey na ko xërëm bi sonal na ko mu bàyyi ba ñëpp ñëw muy say de di saylu ba ñëpp ñëw mu jekkee jug xaxataay ree daanu suuf ne yéen a ñàkk fay lii doon ay bant yow ay débris la ba ngay di liggéey daane lam ñooñu dañoo rus ba xamatuñu lu ñu def ñi nga woon ree naan alcool alcool ba lii ba loolu alal kenn ili dara moo jug yeggaliwaat loolu kon Miqdaad bii maa ngi bëgg jàngale naa ko bari pexe jàmbaar la te lii lislaam da koy soxla ñii nag ñoo ànd 2 jours góor gi dajji lettre bi gis ko mu ne ko man yonent bi maa ngi lay wax yow Abdullah ibnu Jahsh ne na nga ma demal ba dëkk bu ñuy wax Naxla nag boo ko xamul yow mi dégg di déglu moo di diggante Makka la ak Taif xanaa du fii yëpp Makka ak Taif mooy fan mooy ba mu jógee Taif fa mu doon daw ba xale yi topp ko di ko dóor ba fa mu xamee woon foofa tudda Naxla benn dëkk mais diggante Makkatal maanaam Yasriba diggante bi ak Makkatal Mukarrama fa la guerre bi di amee mais moom nag dane ko non seulement demal ba Makka mais na nga romba Makka ndax Taif mu ngi nekk ci suddu Makka na nga dem ba romba Makka dem nag ba féete Makka gannaaw li ñuy wax wër ndomb stratégie bu ko gën a ñeme amul yow koo xam ne yow lay wër pour rey la yow nga dem nag wër ndomb dëkkam yow waxuma ne yegg nga ci dëkkam mais da nga dem ba ci gannaawam di xool même ci gannaaw dëkk ba lu fa ne Abdullah ibnu Jahsh nag ne léegi yonent bi digal na ma bu ma forcé kenn yéen 11 yi ma àndal ku bëgg na ñëw ku bëggul na nga delluwaat Madina ndax risque da cee am ñooñu nekk mais ñun gëm ko moo tax ñu topp ko moo tax ñu war a nangu ay risque ñoom ñëpp yuuxoo noo nekk dañuy def gëléem yi nag juróom benn rek la ñaar ñu nekk jël ñaari maanaam benn gëléem gu ne jël ñaari gi ñuy dox di dox nag ba Saad ibnu Abi Waqaas ak gazwatu bin ibnu Uqbaan dañoo wàcc doon julli di def seeni mbiri bopp seeni xaajo seen gëléem dem manding nag ku fa sa gëléem dem sa bakken mu ngi ci xottu gerte ñu wër gisuñu ko ñu ne leen léegi ñun buñ leen tardel yéen dem leen ñun dinañ wër seen gëléem buñ ko gisee dinañ leen dab si dabuñu leen nag ñooñu continuer di dem ba àgg ci Naxla bi ñu àggee Naxla ñu nëbbu ci benn montagne tiim yoon bi benn montagne la ñu nëbbu tiim yoon bi diggante Taif ak Makka lu fa romba dinañ ko mën a xam ku jógee Yaman itam di fa ñëw ak sa njëgg dinañ mën a gis ci loolu dañoo toog ab diir rek gis nag benn njëgg moom it bu jógewaat côté sud bi di dugg a Makka xam nga ñoom côté nord bi lañ daan dogalee njëgg yi mais léegi côté sud bi lañ gis foofu amul danger parce que waa Makka jàpp nañ ne foofu amul danger ndax seen digganteeg Taif ñii ñan la ñoom ñuy wax seen xel ñii ñan la ba yàgg waa ji mënu ko muñ Ukaashatu ibnu Muhsin dafa nel woon ba bopp bi set wicc ab nel la moom nag moo daanu ci seen kanam ñu xool ne waaw lii la waa Makka ne ñii de xam naa ay xujjaaj lañ dañuy aj si ndax kii nelu nii jomb dafa ñëw pour aj si te xamuñu ne kii nelu yor si yàlla Muhammad moo leen yebal ñu gis benn njëgg daf leen yéem loolu teraanga yàlla rek la njëgg moo xam ne la fa ne ci gëléem kenn xamul nu mu toll def marchandise ba fees xam nga ñaata nit a leen yor ñeent te ñeent ñi ñu ngi waxtaan ni dem amuñu benn problème muy Salih ibnu Kaysan ak Amrun al-Hadrami ak Nawfal ak Mughira ñii ñoo ànd di waxtaan ba gis Ukaashatu ak nelam ñu daw naka leen daw ba yàgg ñu ne ñii min xujjaaji baytillah Ukaasha nag moo dellu sewaat ci Abdullah ibn Jahsh
nekk gis nañ teraanga de lan mooy teraanga mu nekk njëgg mu rëy la Quraysh jiital mais ñeenti nit a fan Amr ibn al-Hadrami moo leen jiite est-ce que duñ dal benn yoon ci seen kaw rey leen jëleen ñu yóbbul yonent ko boobu ba tey ñu ngi bëgg lu mel ni amuñu mu ne leen ëpp naa def man lam umar lil qital kenn digaluma pour xeex dañ ma digal rek ma ñëw fii jël ci ay information ñu ne ko mais même xeex bi maanaam information yi ngay jëm à long terme pour lan la pour xeex baa ngi nii maanaam même boo jëlee information jox ko yonent bi lu mu yàgg-yàggal nii lañ lay digal yow yàlla indi na ko nii bu mu la rëcc mu ne noonu man daal sama xel dalu ci ba ca yàgg ñu ne mais tey sax la dernier jour u Rajab weer 29 jours la wala 30 dañoo def nag 29 jours 30e jour bi ñuy werante ndax weer bi jot na dee wala deewul 30e jour bi ci rajab lañ doon wax ndax moom rajab bi Shaaban la wala rajab ci boppam te rajab xam nga min ashurul xurum dafa bokk ci weer yi nga xam ne araam naa xeex bokk ci xeex xarbul fijaar lañ koy tuddee comme niñ ko rombe woon ci gannaaw ñu nekk Abdullah ibnu Ukaashatu ne ko dinañ xeex Waaqid ibnu Abdullahi moom it ak Taymi ne dañuy xeex mu ne non est-ce que tey du 30e jour ñu ne est-ce que du premier Shaaban bu fekkee premier Shaaban la xeex dagan na mais bu fekkee 30e la kii ñu ne non nañ leen muñandikool ba suba kon Abdullah ibnu Jahsh ne leen bu ñu muñee ba suba dañuy dugg ci xurum bi itam te xurum bi ne xeex ci ashurul xurum xaraamee noonu la xeex ci xurum bi kon ñu ngi entre le marteau et l'enclume diggante ñaar yu arab fii daal bu ñu fi toogee ba tuba jot dinañ dugg ci xurum te loolu arab buñ leen fi reyee itam wóoruñu daf ñu wóoru rek ndax weer wi dee na wala deew ñu ne ci diggante boobu ñu jekki-jekki Waaqid ibnu Abdullah xam naa coono yi mu daj mu gis ne ne buñ delluwaatee bàyyi fi alal ji xelam du dal kooku moo tëb rek yuuxu jullit yi daw topp ko ñu songo Amrul Hadrami Waaqid ibnu Abdullahi jam ka ba mu sedd guy buñ la laajee ci awailul islam neel ki njëkk a rey yéefar Waaqid ibnu Abdullahi Taymi la tudd ki mu njëkk a rey mooy Amrul Hadrami Amrul Hadrami mii dee nag du n'importe qui dignitaire la ci Makka am na ay frère Amir al Hadrami ak Uwaymir al Hadrami ñoom ci ahlaafu Bani Umayyatu lañ bokkoon bi ñu reyee nag Amrul Hadrami du cosaanu dëkk bi waaye nag quand même dignitaire la fi te itam Banu Maxzum ñoo leen di défendre Amr ibn Kaysaan dafa daw Walid daw ñoom ñeent bi léegi ñu jàpp ñeent lañu woon kenn ki rey nañ ko kenn ki daw ñaar ñi lañ jàpp bi ñu leen jàppee takk seeni loxo Abdullah ibnu Jahsh rëgët na gëléem yoon jiital leen na def nañ erreur rey nañu nit ci ashhurul haram ñu Amrul Hadrami jàpp nañu ay prisonniers ñaar ñi njëkk jàpp ci prison itam ci ay prisonniers ci l'islam mooy ñaar ñi ba pare xeex nañu ci ashhurul hurum ñu ne mais moo tax ñu dugg ci mahallul hurum jiital leen takk ñaari yéefar yooyu nag jiital gëléem yi di dox ba duggaat Madinatul Munawwara bi ñu agsee Madinatul Munawwara fekk na Shaaban bi di dugg bay waaj a xaaj ñu dem nuyonteeg yonent bi ziyaara ko expliquer ka li xew yonent bi ne billahi lam amarukum bi daalik digaluma leen ngeen xeex information laa leen jëlloo Abdullah ibnu Jahsh tiit ne alkuna yàqu na digaluma leen woon xeex rawatina sax ngeen xeex ci ashurul xurum ñu ne ko non xamuñu woon kii mu ne digaluma leen ki ngeen rey nag faw ma joxe dommage et intérêt parce que digaluma leen ko ñii ngeen tëkk ñii ngeen téye nañu xaar ba waa Quraysh ñëw Quraysh nag ñoo toog ci seen pénc ba toog tey la ñu doog a am nag mbettaange ci yonent yàlla Muhammad ne ndeke waa ji amee na nii doole kii daf ñu encercler ndax koo xam ne yaa ngi ko daan bàyyee xel ci côté nord bi mu jaarale ci côté sud bi xanaa tiitaa ngi fa la yem bu ñu tëddatee nag du ñu nelaw
bu ñu yëgoon duñ ko génne de dañ koy génne pour débarrasser wu ci moom ah déedéet nag nekk ci problème bi mu ngi doog a tàmbali ñuy lox nag Abu Jahl di lox magi Quraysh di lox bul fàtte ne li ëpp nag ci njëgg mi dem nañu Sham kon dëkk bi dignitaires yëpp dem nañ ñii fi jotoon la de rey nañ ñii jàpp nañ ne ñu tiit nag ah lii mënuñu ko seetaan lu ñuy def ñu ne nañ yabal délégation plus rapidement ñu dem Madinatul Munawwara wax ak yonent bi jar naa waxal pour la première fois nag ñu ngi doog a ñëw tey di reconnaître prophétie am di reconnaître suprématie am ba war a ut délégation bu war a wax ak moom ci njëkk ak teranga ana intimidation yi jeex na dañ dem rek waxtaan ak moom bokk la léegi comme nee nañ ñoom foog ñu jël benn information jox ko àdduna bi pour itam tiiñal yonent bi ne moom nee na yàlla mooy yàlla nee na yàlla moo araamal ñeenti weer yi ashurul xurum léegi moom muy digal ay njabootam ñuy xotti xormay ashurul xurum kon li muy wax du dëgg ci moom foofu fii nag yu ñàkk fayda yi nag lañ mujjee def ko information intoxiqué ba waa Quraysh yëpp di ko wax wow yàlla mi muy gëm sax gëmu ko parce que ashurul xurum mu ngi nii di ci xeex ak waa këram di ci rey nit nangam fa lañ mujjee def délégation bi ñu ñëwee nuyu ko nuyu bu yaru nag ndeysaan ñi ko doon gëdd barki démb ñooñu dañ la doon nuyu si rek ne yàggaar waaw lu xew yonent bi ne lu xew à une haute voix mu ne suñu prisonniers ñi nga téye la ñu bëggoon a jël si prisonniers yi la ñu bëgg a jël si daal dégg naa dañoo xeex sax waaye daal ñu bëggoon rek nga jox ñu ko muy Usmaan ibnu Mughira ak Hakam ibnu Kaysan ndax Nawfal moom dafa daw moom moo dem sax joxe information bi yeneen ci bi ci fulla ne leen mais man sama ñi ma yabaloon ñaari nit dañ ñëwaguñu wate ca xaw ma fu ñu ne muy Saad ibnu Abi Waqqas ak Utba ibnu Ghazwan ñii nee naa la seen gëléem dafa réeroon ñu ngi nekk ci wër kanam ba tey ñu giseeguñ ñii dem nañu ba doxi soxla ba dellu si ñii nag ñi giseeguñu ba tey yeneen ci bi ne dafa ma wóorul ndax ñoom yéen a leen jàpp xoolu fulla rek yéen a leen jàpp wala déet bala ma leen a jox ñaar ñooñu ñëw ñooñu nag mais ñun xamuñu ñooñ fu ñu ne ñun loolu sax ci yow lañ ko dégg mu ne qu'importe xaw ma fu ñu ne ak foo leen nekk ma ne bala maa def dara toog leen fii ba ñooñu ñëw 2 jours nag la ñu am ñooñu commencé dalas di daagu ñëw nuyu si yonent bi ne ko waaw ana Abdullah ibn Jahsh ñu ko yëgee tardé ñooñu def nañu li ñu def ba pare ñëw nañu mu ne baal ma de suñu gélee ma réeroon ñu di ko wër bi ñu koy gis daanaka fekk na mu tardé ñu xalaat ne bu ñu demee duñ leen mën a rejoindre ñu ne nañ dellu si Medina mu ne leen ñii njëkk nañ leen a ñëw nettali leen nag xibaar bi xew mais intoxication yi information yi commencé jël yastaxilluuna shahral haram yonent bi ak wax ji mu wax Abdullah ibn Jahsh ne lam amurkum lil qital digaluma leen xeex ñoom juróom fukk ya demoon nag tere na nañ juróom-ñett lañ juróom-ñett yi ñaar yi ñoo demoon juróom-benn rek a ci desoon am ñu ne déet fukk ak ñaar lañ waaye ala kulli xaal Abdullah ibn Jahsh ak gaayam yooyu lu dul Uqbatu ibn Ghazwan ak Abdullah ibn Jahsh téere yi dañu wax ne lekkatuñu naanatuñu ngir tiit foog ne yàlla tay la leen alal ak Waaqid ibn Abdullah Taymi moom mi rey Amrul Hadrami tay la leen yàlla alal ñu nekk ci tiitaange googu Makka nekk ci feet di cëppi naan ñëw nangam di def chantage la nga xam nga ni ñuy duñ seen morom ñoom ñu ngi xeex ci ashurul xurum di def istihlaal ci xurum bi te ñun nusqi taam lil xujjaaji ñooy def lii di vanté wu Abdullah ibn Jahsh def na loo xam ne kenn mësu koo def mooy dane jullit yi mu àndaloon xaw ma lu xew mais sama xalaat dafa nekk ci 1/5 mu alal bi nañ ko jox yonent bi loolu mooy xumus loolu moo ko jëkk a def ci lislaam moom it ci awaa'il yi la bokk te xamul ko def loolu aaya moo ci mujj wàcc yasalunaka anil anfal qulil anfal lillahi wa rasulihi waxaat na feneen wama anfaqtum fa anna lillahi xumusahu wa li rasuli wa li dil qurba al xumus Abdullah ibn Jahsh mi moo ko def ala kulli xaal
Abdullah ibn Jahsh nag toog di ñaan yàlla ay yàlla bu ma xamoon ne fii dañuy mujj moom nga ma rey avant tey di jooy ñu jékki-jékki Seydina Jibril wàcc ne yonent bi yàlla nee na Quraysh gi tax ngay yedd sa gaay yi jaruñu ko. Quraysh ñooy kan lu ñu dara yasalunaka gaay yi nii di la ani shahri xaraami qitaalin fii suuratu Baqara yasalunaka ani shahri xaraami qitaalin fii neen sart qul qitaalun fiihi kabiirun waaw bii jullit ñi def leen lii waaye wa saddun an sabilillah wal masjidil xaraam wa ixraaju ahlihi minhu akbaru inda allah wal fitnatu akbaru min al qatl wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yurduukum an diinikum in istataau wa man yartadid an diinihi fa sawfa nusliihi naaran zaalika ila axiri al aaya yàlla ne Jibril yàlla nee na bin dal leen yéen a ngi bëgg a rey nit ñi yéen waa Makka ak yeneen ñi yasalunaka dañ lay laaj ani shahril xaraam ci al ashhurul xurum qitaalin fiihi bàkkaaru xeex ci ba tax ñuy intimider jullit yi qul ne leen ah kay certes qitaalun fiihi xeex ci ashhurul xurum muy ñeente yi kabiirun bàkkaar bu rëy waaye loolu benn bàkkaar la waa may laaj nag man yàlla may laaj waa wa saddun bihi fekk ñoo xam ne dañ jublu woon Kaaba ga pour julli fa jaamu yàlla di fa jaamu si yàlla nga daxale wa ixraaju ahli fekk les Mekwa ñi nga xam fa lañ juddoo seeni mag juddoo fa nga génne leen ci dëkk ba pare wal fitnatu ak di bokkaale yàlla mais ñett yi akbaru minal qatli moo gën moo ëpp doole Amrul Hadrami mais ñu rey kii mooy kat xoolal nit li olof di wax nit day yor peñam bu rëy di yéem ku yor benn màngam yow yaa ngi yor peña de naan kii màngam bii lii kii te yow yaa ngi ci yor tawarka la da ngay yor lu dul jeex fàtte sa bos di metti lu ba sukkali yàlla ne yéen bu dee ñii xeex nañ ci ashurul xam te wóoru leen sax tëwil rek lañ def ndax weer wi dee na wala deewul mais même bu amee loolu benn bàkkaar rek la rey nit benn bàkkaar la yéen ñi nga xam ne ay nit ngeen rey dëkk masjidil xaram génne fa ñëfa gëm yàlla dëkkee sirk borom kaaba gi ngeen tegal ka yeneen ndend di ko jaamu waaw yéen lañu waroon waxal xam nga bu leen rey nit ñi alal ji dama ne dagan na yonent bi lekk ka te sant sa gaa yi dinaa leen bindal yiw yéefar yi nag maa ngi leen di tëkku ne leen bu ñu génnul ci li ñu ne ba dee dinaa leen dugg xam nga information bi nit ñi doon wax ak lii bokkatul Abdullah ibn Jahsh dafa mel ni ku dugal bii daw day sànni jubilé alko woon na ba pare ci lim jàppoon di jubilé Waaqid ibn Abdullah Taymi di jubilé ñuy tëb di dal fa tabarakallah ñu am victoire bu rëy lii nag mooy première victoire mais da nga xam ne xew-xew bi moom nag moo jur vengeance bii jur gazwatu Badr bii di ñëw Amrul Hadrami bi Omar frère am la Amir frère am la ñooñu du ñu toog nee nañu ñoom bala ñoo noppalu dañoo jël seen vengeance frère Abu Sufyan dem na Syrie retour am moom mooy jur itam xew-xew bi moom it pour rawale alal ji mooy woote ndimbal waa Quraysh ñu daje convergence des problèmes yooyu nag mooy jur gazwatu Badril Kubra bi nga xam ne yàlla ci la tuddee yawmul fasilatu mooy yawmul furqaan bis bi nga xam ne dëgg ci lay feeñ ba faw neen maanaam raayal bi ëpp na neen ci lay daanu ba faw ilaa yawmina haada kon nga gis convergence des problèmes yi daje na pour bés bu rëy mën a am te muy yawmu gazwa al badrul kubra yonent bi jël nag 1/5 bi jariñoo ko séddale ñi demoon li ci des ñu sarax ko jullit yi muy alal ju bari nag yoo xam ne pour la première fois ñu ngi doog a am itam al anfal ci diine ji séddale gii ñu ko séddale itam dina juraat beneen ci problème ci yow mu xazwatu badrinul kubra parce que xazwatu badrinul kubra bi ñu demee ba jot bulletin bi séddoo des ci yonent bi mu ko séddalee yàlla dafa wàcc aay naka lawlaa kitaabun min allahi la massakum fi ma axtum fi azabun azim ay budul woon sama programme ci lawxul mahfuz alal jii ngeen lekk ci mushriku badar yi ñaa leen ci duma yu rëy yonent bi tawil bi fii la ko jële fii mooy dafa séddale keroog alal bi ci jaysh Abdullah ibnu Jahshin ci keroog ba ñu rey Amrul Hadrami ala kulli xaalin ci tëj yonent bi nag ci la jël diya Amrul Hadrami fay ko waa Madina léegi bàyyi ay prisonniers
bi mu bàyyee ay prisonniers lu kersawu amaat ci xale yi dañoo dem ñibbi ñu naan leen mbaa sonn leen xale yi dem ñibbi mais Ousmane ibnu Mughira ak Hakam ibnu Kaysan di ñu jàppoon ñoo dem ñibbi biñ ñibbee Ousmane ibnu Mughira dafa dem ci ñoom sant yàlla toog waaye Hakam dafa dem ba ay mbokkam kontaan bég mu rocci ko waat nag dem ci yonent yàlla Muhammad rek ashhadu an laa ilaaha wa annaka rasulullah waa Màkka nekk teg nga ñu gàcce ñun coono bi ñu daj yow ndeke yow traître nga yow Hakam ibnu Kaysaan doo dara mu ne yéen a xamul waaye diine ji ma gis man biñ ma fi jàppee sell gi ma fi gis mbaax gi ma ci gis yiw gi ma ci gis xam naa ne ñii da ngeen leen iñaane waaye bon ma ne ashhadu an laa ilaaha wa annahu rasulullah ñu rus lool xoola coono bi ñu daj kenn ki rey nañ ko ki ci daw na ñaar ñi ñu téewoon jarul ñu déplacé wu des centaines de kilomètres pour ñu recevoir leen ñu téye leen fa temps bañ leen fa téye nekk ne kenn ki tuuba ne woon ci xelam ñu ne moom nga tuub foofu mën a déedéet damay bañ ngeen foog ne ragal a tax damay bàyyi ba ngeen fay xaalis parce que ngeen war a fay ñu fay xaalis bu bari pour jot leen après def demi tour ba ñibbi waaye soo ko déplacé dem tuub ñu mer nga xam ne kon kuy ànd na nga ànd ak ku yàlla ànd pour daaneel kon ci tënk gis nañu yonent bi yabal na ñeenti sariya ak ñaari xaswa yu mu def maa ngi bëgg a jàngale ne kon yonent bi doonul woon rek ku tëdd naan day féexlu te loolu mu doon daj yëpp yàlla diine ji dox jëm kaw moo taxoon yàlla fayal ñu ko bi mahdi fadli wa juudi xëy na kiy déglu waxtaan wi dina mel ni lu jaxasoo ci moom dana mel ni lu jafe ci moom waaye xew-xew bu dee dañ koy nettali mu jaxasoo waaw kon ñaka dund moom luñ dajoon gannaaw yow lii boo koy nettali rek day xaw a diis day xaw a metti ci wax ji waaw ña dund nag réalité bi luñ dajoon te yow yaa taxoon ñu daj ko kon yàlla fayal ñu leen bi mahdi fadlihi wa juudihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu